benn waxtu ci Sud FM seen rajo ñu lëkkaloo ci suñuy diwaan yi mbokk yi dal leen ak jàmm ñu leen di nuyu di leen dala jàmm ci Sud Midi lu ñu wax ak yéen lu ci nar a gën a fës. Sénégal daal dinay romb juróomi junni cas positif ci coronavirus léegi si ñu ngi ci juróomi junni ak juróom-ñeenti fukk yoo xamante ni am nañu wopp bi ci Sénégal depuis ba fi feebar bi daal di feeñee niki tey ji nag daal dinañuy wàññi juróom-ñeent fukk ak ñeenti contamination yu bees benn cas importé fukk ak ñeent yoo xamante ne ay cas communautaire lañu ñu wax tamit ci wàllub coow li am ci wàllub suuf si ci peggu géej gi ci corniche Dakaru lu problème bi yëpp nag mooy texte yeeg loi yi nga xamante moom la ñu teg ngir aar alam gi respecté wuñ ko fii ci Sénégal ki ko xam ne di Abdoulaye Dieye di jàngalekat gëstukat ci faculté droit ba université Cheikh Anta Diop tey ji moo nekkoon ganub Baye Omar Gueye ci objection situation bu difficile la waa Kanjalang di dëkki fi mu nekk nii ndax seen armée lii rek dafa am ndox yoo xamante ne ndoxu taw yi ñoo réew di sulli seen néew yi foofee ca Ziguinchor ba tax na askan wa ñu ngay woote walla buñ ci noppee dinañ ci teg yeneen ni xibaar buñ ci noppee daal di ànd ak Josette Kali ci wàllub xibaar yu gën a fës ci ay bés yi ñu nekk ci Sud FM seen rajo Assane Thioune moo nekk ci xarala gi. Khady Sène ci micro bi mbokk yi dal leen ak jàmm ci xibaar yi ñu koy doore ak wàllub coronavirus Sénégal tey jii ci dibéer bi daal di rek enregistré juróom-ñeent fukk ak ñeenti cas yu bees ñoo xamante ni am nañu coronavirus bilan bi nag daal di toll ci juróomi ju nekk juróom-ñeent fukki nit yoo xamante ni ñoo am bile feebar depuis ba mu ñëwee ci réew mi tey jii nag am nañu ay cas communautaire yoo xamante ne mun nañ leen wàññee diggante Dakaru ak Touba. Aloyse Diouf lañ ci àndal mooy directeur de cabinet bu ministre de la santé et de l'action sociale. ci junni ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñetti test yi ñu def juróom-ñeent fukk ak ñeent ñoo ci positif maanaam juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent nekk ay cas contact benn cas importé fukk ak ñeent yi di ay cas communautaire ñett ci Mbao ñaar ci Rufisque ñaar ci Bargny benn ci Dieuppeul benn ci Parcelles Assainies benn ci Pikine benn ci Dakar Plateau benn ci Kër Massar ak ñaar ci Touba. téeméer ak fukk ak juróom benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër nañu bésu tey ñaar fukk ak ñaar ci suñu malade yi ñu ngi ci service réanimation ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane ci bésu tey dalee ko ci cas bu njëkk ba Sénégal wàññi nañ fi juróomi junni ak juróom-ñeent fukki cas yoo xam ne positif nañ ñetti junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent wër nañu ci juróom benn fukk ñàkk ci seen bakkan mu des ci suñu hôpitaux yi junni ak juróom benn téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom yoo xam ne ñu ngi leen di traité ci suñu hôpitaux yi. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmoonteeg digle yi ñuy joxe. ba tey ci wàllub coronavirus ak xeex gi ca Kaolack ñiy liggéey ci wàllub média yi maanaam taskatu xibaar yi la ñu may ay masque loolee ngir rek dimbali leen ñu gën a mën a am kaaraange ci période bi ñu toll. Awa Thiaw. juróom-ñaari cas yu coronavirus yu bees yi nga xamee ni si kat Kaolack am na ko ci samedi bi gën naa yokk njàqare ci ñi nga xam ne ñoo nekk autorité yi waaye itam leader yi nga xamee ni si nekk nañ fii ci diwaan bi situation boobu nag tax na yenn responsable politique yi sax xalaat ñi nga xamee ni si kat ñoom ñoo gën a exposé ndax liggéey bi nga xamee ni si moom la ñuy def comme ni ko personnel de santé bi mel ak force de défense et de sécurité yi ñi nga xamee ni ñoo nekk taskatu xibaar yi itam nekk nañ ñoo xamee ni si kat dañ leen di fàtte ci bépp yëngu-yëngu boo xamee ni si ñi ngi koy def ci fagaru moo ne day bokk nañ ci ñi nga xamee ni si kat ñu exposé lañ ngir saafara loolu nag kenn ci responsable politique wu Kaolack yi di Idrissa Tall yëkkati na benn loowu masque daal leen koy jox ngir kat ñu gën a dooleel li nga xamee ni si moom moo nekk seen karange jamono ji nga xamee ni si jàngoro ji mi ngi law ci biir Kaolack Fodé Cissé moo yore kàddu Idrissa Tall. depuis feebar bi feeñ ba léegi mu gis ne ñëpp ñu ngi leen di jàppale ci moyen de protection yi mais daal journalistes yi seetlu nañ ne pratiquement dañ leen xaw a fàtte
moom nag mu ne dina jël ci moyen yu ndaw jàppale ci ñi nga xam ne ñoom gis nañ ne depuis feebar bi mu commencé ba léegi bokk nañ ci ñi gën a jàpp ci xeex bi surtout sur le plan de la sensibilisation looloo taxoon ñu jox l'ensemble de la presse locale yi nga xam ne ñi ngi fii ci Kaolack benn lot de masques. bu weesoo loolu am na sax ay groupement de femmes yoo xamee ni si tam jot nañ ay financement yoo xamee ni si kenn du ko remboursé ngir gën a dooleel wala bokk ñu tàmbalewaat seeni yëngu-yëngu yi nga xamee ni si kat jàngoro ji ne Covid-19 laal na ko lool. Awa Thiaw doon jokkoo ak yéen fii ci diwaanu Saloum pour Sud FM. Awa Thiaw commune Tanaf nekk ca Sédhiou ca frontière Guinée Bissau ñoom nag jóg nañu ngir rek gën a ful dispositif bi wàllum prévention sécuritaire ci xeex coronavirus ba tax na amal nañu ay activité de sensibilisation ci dimanche bi nag institution municipale bi daal dinay joxe ay kit alimentaire may ko askan wi nga xamante ni amaguñu woon ndimbal jóge ci nguur gi meeru Tanaf di Ibrahima Gomis daal ni rek daal ci profito ci bile cérémonie ngir rek gën a ñaax askan wi ñuy respecter mesures barrières yi Moussa Dramé. mairie bu Tanaf am na ndimbal ci wàllu dund moo xam ne it yëkkati na këyit jagleel këyit néew ji doole yi rawat na xeex mbas mi lay di Covid-19 ndax it nee na it bare na ñoo xam ne it ñoom ñoo jotul am ci programme boo xam ne moom la nguuru Sénégal indi ci wàllu ndimbal te tey jii ñu nekk soxla moo xam ne it dafa jàmp lool dañ ci teewlu Ibrahima Gomis nekk jaraafu commune Tanaf. ñeneen ñi am na mais ñeneen ñi amuñu ñu mobiliser tuuti xaalis dem ba 6 millions boobu la ñu jënd daare yi joxewaat ñi xam ne amuñu ci première tranche. c'est le moment de remercier l'État ci li mu defoon ñun tamit ñu ay démembrement de l'État la ñoo def suñu kenn ak suñu kattan satisfaire ñeneen ñi tey dañoo joxe ceeb tuuti diwlin saabu ak 2000 francs ñu mun a transporter seen produit. ci ñu ko jot a jagleel bëgg nañ ci lool bokk na ci te Kani Diokou nekk quoi fës ci Tanaf kontaan lool ci ndimbal bi la nga xam ne dafa jàmp woon. 2 mois mu ngi ni ñu ngi dugg ci 3e mois liggéeyuma ma sonn lool mais bi ma jëlee ceeb bi nii dama kontaan faj na daal sama yeneen aajo yu bari daal ñun gis nañ monsieur le maire lu mu def nii ñun amuñu fayam. maire Tanaf di Ibrahima Gomis ci jotaay jooju lay yëkkat na kàddu soñu askan wi ñu gën a bàyyi xel ci xeex mbas mi lay di Covid-19 rawat na ci boori frontière ak Guinée Bissau moo xam ne ci lañ fekk baax. frontière bi dëgg yàlla maa ngi koy vivre dëgg-dëgg donc mesure barrière yi bon très tôt ma jël système de lavage de main placé ko ci frontière ku jàll day raxas loxo thermoflash yëpp avec le port de masque obligatoire. ki njëkk toftal ci moom di adjoint maire Ibrahima Hidalgo Mané naka noonu it yëkkat na kàddu xamal na ci ne it lu jëm ci wàllu yeete bi it ñu ngi ciy farlu bu baax saa su nekk lañ koy amal fu nekk ci dëkk bi te it ñu soññ mboolem askan wi yeewoo ci Tanaf ñu gën ci bàyyi xel ndax it nee na it xeex mbas mi la it nekk na wareef kenn ku nekk ki son jokkoo ak yéen Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. ñu wax ci coowal suuf si am ci peggub géej gi ci corniche bu Ndakaaru maanaam ci littoral bi problème mu Sénégal mooy duñu respecté texte yi loolee di xalaatu Abdoulaye Dieye di jàngalekat gëstukat ci fac 3 ba université Cheikh Anta Diop moom nag domaine nee na domaine public bi kenn mënu ko jaay code de l'environnement ci article 69 am alinéa 2 moom mi di wax ni installation yoo xamante ni yomb nañoo dindiwaat rek lañ fa mën a amal ci domaine public maritime bi moom mi daal di def thèse doctorat ci système foncier sénégalais moom nag nee na faw rek ñu auditer littoral bi balaa ñuy jël benn dogal ko doon xamle ci émission ak Bayo Margué déglu ngeen xibaaru nasaraan wax ci situation bu métti bi nga xamante ne armeelu Kanjalang mu ngi koy nekkee foofee nga xamante ne nag ndoxu taw yi ñoo ñëw rek daal di sulli néew yi muy na spectacle boo xamante ne yéem na loolu ña fay yeewoo ba tax na ñuy woote wàllu Dieynaba Sow foofee la dëkk quartier Kanjalang ñu teewlu ko Ignace Ndeye. démb ci suba dama xëy ñëw di ziyaare sama cimetière yaay bi ma fekk fi situation boo xam ne bu daw yaram bu ragallu sax bu ma jooylu parce que ndox mi dafa jaar daw si ak doole ak tilim mu jaar ci yeneen cimetière yi ba yeneen cimetière yi xaw a sulleeku sax. bëgg nañu képp koo xam ne dégg nga ko te am nga ci fexe nga ñëw jàppale ñu parce que si yéen sóor yëpp fu mu ne nii fii lañ nekk di denc waaw ak virus bi ni ki ñeneen ñi kenn xamul naka lañ leen dencee waaw nañu ñëw daal ku ko dégg ku ne te mën nga ci def dara nga ñëw dimbale ñu
parce que lii moom ëpp na loxo man maa ngi ni ak xale yi jël na ay yeneen quelques xale maa ngi taxaw nii di ut suuf tamit amul maa ngi foraatu suuf di defar yeneen yi en tant que jigéen waaw mënuma seetaan loolu daal maa ngi ni yow sax yaa ngi ni fu ñu taxaw nii ci cimetière yi lañ nekk waaw depuis démb ci suba bu ma ko gisee guddi gi nelaw ma fajar ba tey maa ngi fi waaw bëgg naa daal képp ku ko dégg mu jàppale ñu cimetière Kandialang yi Ziguinchor yëpp fii la ñuy denc nañu génn nit ñi nañu génn ñu jàppale ñu ci cimetière yi affaire yi daw na yaram ndox bi benn yoon la taw nuyu yaa ngi ni koor yaa ngi nii ci biti na nit ñi génne si ñu jàppale nit ñi en tant que jigéen jël naa quelques xale maa ngi nii xale ñu ngi may jàppale ñu ngi tibb suuf di defaraat na nit ñi génne ñu jàppale ñu de cimetière sa Kandialang yi ñaaw na de nañu génn danger la ci population bi yow xalaatal tey fii lañu fekk mbaam yëpp di sulli xalaatal tey lii xaw a composé fii tey naka la ñuy def xool loolu naka la ñuy def ñoo xam ne virus bi moo leen jàppoon xamuñu daal duñu ay médecin xamuñu naka lay demee waaw ndox mi mu ngi nii sulli na lépp waaw ndox mi fu muy ñëwee kii bi foofu la eggul nii ndox mi fu muy wàcc miir bi foofu la eggul waaw ndox mi day jógee ci ginnaaw miir bi mu miiri dugg ci biir cimetière bi waaw nañu jàppale ñi ñi cimetière bi mairie nañu jàppale ñi ñi cimetière bi nañ ko eggali nañu eggali cimetière bi ñaaw na de rafetul dara tey waaw ñu ngi koy métit lu ba pare daw na yaram. ñeneen ñu am njàkkare di puune yu nekk ci Sénégal ñoom nag ñoo xamante ne dañoo am waay laago loi d'orientation sociale bi dafa mel ni da leen fàtte beneen jafe-jafe mooy mënuñu am accès ci crème solaire bi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ci seen yaram ni ki démb nag ñu doon màggal journée mondiale puune yi ñu ko doon amal ca Thiès ñu daal di waxaat lépp li nga xamante ne yitteel na leen bokk na ci ñu amal conseil présidentiel ci wàllu handicap ngir rek am ci ay saafara yu mucc ayib. Mouhamadou Bamba Diop di président association nationale yu puune yu Sénégal dañu koy teewloog Babacar Ndaw. bari na ci communauté albinos ñu ci bari amuñu carte d'égalité des chances ndax boo juddoo ñu déclaré wuñ la ci sa naissance doo mën a am kayitu judd donc ki amul kayitu judd mënta am carte d'égalité des chances mënta am bourse familiale. mébét la boo xam ne ñun chaque jour duñ jóg ci di ko mébét. ndaxte bu ñu sañoon dund bi nga xam ne puune yi dañ koy dund Sénégal day doon dund bu rafet mais tey gis nañ ne programme yu bari dañ leen bàyyi daf leen a beddi ndax programme yu bari ñu ngi koy sukkandiku si couche yi nga xam ne dañu yor carte d'égalité des chances bi ñu recensé leen te ñoom amuñu gis nañ ne aussi ñi nga xam ne ñooy way laago yi ñun bokk nañ si mais ñun suñuy besoin dafa spécifique parce que li ñuy soxla ak ñoom li ñu soxla dafa xaw a wute ñun tey li ñuy njëkk a dimbalee mooy nga xam ne mooy suñu arme principale mooy li ñuy wax crème solaire boobu noonu tey bu ko albinos bu diyowul du mën a def 1 minute ci naaj bi wala bu nekkee ci naaj bi day lakk degré bi day romb 90 degré ñu yaram du ñeme naaj bi ndax mélanine bi ñu amul et bu loolu weesoo gis nañ ne amoon na ay initiative mais initiative yi demul parce que crème solaire bi boo xoolee li xew Mali ak yeneen dëkk yi muy fabrication locale kese la base de beurre de karité la ak substance bi ñuy wax UVA ñu defar et loolu ñun buñ ñu accompagner dinañ ko mën a defar ba pare day créer ay emploi si suñu mbokk naataango yi nga xam ne ay puune lañu amuñu liggéey seen njàng soru dinañ leen mën a former ñi liggéey ci fabrique de crème locale boobu noonu moo gën ñu di ko industrialiser di ci def ay milliards te ñun duñ ko jariñ loolu ñu ngi koy déplorer leneen li nga xam ne moom moo ci topp muy gis nañ ne puune bi dafay soxla faju yaramam dafa sensible day soxla dermatologue day soxla ophtalmologue et 97 ba léegi ñu ngi def sensibilisation et gis nañ ne li tax problème yi ba léegi mu toog fi mu toog état bi naam am nañ volonté mais dafa am loo xam ne tey buñ si jàllee dina régler problème yu bari ndax ki nga xam ne dafa la war a dimbale bu dee dafa toog si place docteur te xamul sa jàngoro ni mu ko war a xamee dimbal ba day xaw a sooxe donc ñu gis ne conseil présidentiel bi ñu doon mébét sur le handicap bu ñu ko defee dina am solo parce que dina permettre ay leaders comme ñun ñu mën a jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy suñu autorité wax leen li nga xam ne mooy suñuy feebar pour ñu mën a àndandoo mën ko saafarandoo. ñu teewlu Josette Kali ci xibaar yu gën a fës ci ay bés yi ñu nekk ci Sud FM seen rajo. dal leen jàmm ci jotaay bi fësal xibaar yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM. scandale foncier ci ndakaaru ak ci biir réew mi mouvement Y'en a marre ak FRAPP ñu ngi jàmbaaraamu tuuma te di ñaawlu yenn ci ay doxalin ñeel gouvernance territoriale loolee tax sax ñuy woote ci ab mouvement citoyen ngir ñu xeex li ñuy caxat-caxatee domaine public naturel bi nañu teewlu ci boobee mbir Barthélémy Diaz di maire bu Mermoz Sacré-Cœur. ñu ngi tong-tongee suufu askanu Sénégal teg ci nag di ko jaay doole fii waa ji 2450 francs la fay mètre carré bu ne
nekk droit de timbre tey 5000 mètres carrés yi mu jël ci 2700 mètres carrés jaay ko mètre carré bu nekk 1 million muy 2 milliards 700 millions ñu ne man damay noppi dama ne noppiwuma tey noppiwuma ëllëg ay sàcc lañu su leen neexee nag jaay ma doole wante nag askanu Sénégal lay waxal askanu Dakar lay waxal dama ne pesum kanam borom a koy fajal boppam loolu moo ci des jël nañ géej gi ñoom nag nee nañu lii yëpp permis de construire Fann Point la waaw man nangul naa leen maintenant comme Fann Point fii lay yem fii ñu xam ne ni loolu lu ñu yàlla baaxee ñu dàq suñu wërsëg dama ne xoqatal bi du jaar tey du jàll ëllëg tamit dama bëgg askanu Sénégal xam lenn lépp lu ngeen di gis fii ci ay kër yu bakkane amul kenn ku fi jënd ak suufam kenn ñoom ñëpp ci nekk da ngaa doon ministre wala ngaa daan lii wala nga nekk xaritu ministre wala nga nekk xaritu président wala jabaru président ñu jox la suuf lu mooy wax ji kon nag je demande dans ce pays s'il reste une société civile qui m'entend je veux que vous vous réveillez et que vous sachiez que le rôle de la société civile c'est de défendre et de protéger les intérêts des Sénégalais. On est en train de tirer la sonnette d'alarme. Trop, c'est trop. Chers concitoyens, si vous êtes des citoyens comme vous le prétendez, si le Sénégal vous prétendez que c'est un peuple, un but, une foi, levez-vous, mobilisez-vous. Parce que ñoom lu ñu wootee mooy ñoom du ñu dem ñun du ñu dem te kenn du dem te ñoo lank. évaluation bu force Covid-19 comité bu pilotage bi def na xayma ginnaaw benn ci ayu bés bu mu amalee doxub nemmeeku jot nañoo addu ci ponk yu bëri rawatina ci per diem bi ñu xamle jëm ci membre yi Babacar Samb. juróom benn fukki milliards yu tegal juróom-ñeent di koppar gi nga xamante ni daal dinañ koy jagleel aide alimentaire d'urgence jëm ci fond force Covid-19 lu ëpp juróom fukki milliards ngir mën a jot ci kit yooyu le lu tolloo juróom-ñaari diwaan daanaka comité de pilotage bi daal dina fay teg tànkam bile visite ñu fas yéene ko wëyal ayu bés yi di ñëw ci diwaan yooyu le ya ca bëri daanaka séddale bi daal dina fay mat sëkk waaye jafe-jafe yi la ca ëpp ñu daal di koy nemmeeku ci diwaanu Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci général François Ndiaye ci ay kàddoom di xamle ni lu weesu ceeb ba nga xamante ni ñu ngi koy daal di séddale yeneen ci jumtukaay yi daanaka yu ci bëri matagul ay jafe-jafe ñu daal di koy nemmeeku ci wàllum logistique beex nañuy séddale jumtukaay yooyu le bu ñu sukkandikoo ci njiital comité de pilotage bu fond force Covid-19 moomee di général François Ndiaye di xamle ni séddale bi li ko daal di tardel jamono ji moo di saytu ga nga xamante ni doon nañ ko amal ci registre national unique bi yenn ci ay jafe-jafe yu ci mel ni ña ñu daal di génn ci googule registre ña ca daal di nekk ñaari yoon ba ñetti yoon ak itam ña nga xamante ni jotuñu leen cee dugal te ñu yelloo yooyu la dimbal te lu tolloox téeméeri junniy njaboot yu yees daanaka daal di nañ leen di boole ci liste 1 million de familles ya nga xamante ni ñoom ñoo waroon a jot ci googu leen dimbal mu di liggéey bi nga xamante ni boole nañ ci ñëpp te teg nañ ko ci anam yu mu gën a muccee ayib waaye yenn ci ay jafe-jafe ak matadi daanaka foog ñu daal di siy taxaw bu ñu sukkandikoo ci général Ndiaye weneenu poponk daal di fës ci seen janox way taskatu xibaar yi mu di coowal per diem ba nga xamante ni ndaw yu fare ci comité bile ñu ngi koy daal di jot général bi di dàq li ni mel te di xam leen ni boobule xibaar tegwul ci lenn ba tax na aw bataaxal ñu dippeeku mise au point daal dinañ koy jébbal kërub tasukaay xibaar ba nga xamante ni moo daal di fësal bile xibaar ci njeexital bi comité de pilotage bu fond force Covid-19 di xamle ni junniy milliards yi nga xamante ni daal dinañ koy jagleel force Covid-19 bile ci ay axe yu bëri lañ ko daal di tëral rawatina taxaw bi nga xamante ni ñu ngi koy taxaw ci wàllum wér-gu-yaramu askan bi jumtukaay yeex lu jëm ci wàllum communication ak itam sensibilisation doomi Sénégal yi nekk ca bitim réew itam daal di ci am part rawatina dogal bi nga xamante ni njiitu réew mi daal dina koy jël ngir fay bépp entreprise bor ba nga xamante ni daal dina la koy ameel. ci lu yàggul dara dinañu proposer ab date boo xamante ni ci la enseignement yi nar a tàmbaliwaat ci classe examen yi boobee date dinañ ko tànn ginnaaw période d'incubation bu fukki fan ak ñeent ngir mën a saytu wérgu yaramu enseignant yi nga xamante ni demoon nañu tukki ci biir réew mi yëpp ci loolu dinañu gën a yeesalaat lépp luy dispositif ci wàllu matériel ci biir établissement yi Mouhamadou Moustapha Diagne directeur bu formation te it di ko yor kaddu bu ministère bu éducation nationale. ministre Mamadou Talla dafa wax inspecteur d'académie yëpp nañ ko yónnee données yi xam nga am na matériel boo xam ne déposé nañ ko ci école Sénégal yi am na nag wax ni am na lu ñu jot doyul wala jotuñu su ko defee ñu apporter correction yi maanaam fu amul matériel ñu ko fa lu ci tegu comité interministériel bi nga xamante ne bi fukki ministère ak ñeent ñoo ko composé ñu ngi liggéey pour jàppat bisub duggute incha allah balaa yàgg daañu ko proposer chef de l'État pour mën koo valider ñu reprendre cours yi jamono yi aussi jàngalekat yi nga xam
xam ne dañoo jugee Dakar dem feneen wala jugee feneen dem Dakar wala jàngalekat yooyu buñ toogee 14 jours daañu xam kan moo ci am feebar bi ak kan moo ci amul feebar pour le bien des élèves. réero baa ngi wéy ci diggante liggéeykat yu justice ak seen jëwriñ waa SYTJUST ñooy jàmbaaraamu tuuma seen jëwriñ di ñaawlu it yéexte yu ñu nemmeeku ci suivi bi ñeel accord yi nga xamante ni xaatim nañ ko ba noppi loolee sax tax dinañu amal ab doxub ñaxtu ajjuma gi ñu dëgmal ñu teewlu ci maître Aye Boun Malick Diop di secrétaire général bu SYTJUST. maître Malick Sall dafa tas sunu yaakaar te dafa taxawee yàqal ñu maanaam taxawul kilifa boo xam ne day aar waa këram maanaam dafa taxaw pour fayonteeg ñun dinañu xeex ak moom allah kulli al bu yàqule di am moom mooy yàqule mais ñun du ñu yàqule mën nañu tardé nag incha allah vendredi bu ñu yàlla mayee baqat nañu marche te ñu ngi dem léegi préfecture def suñu demande dinañu protester wane ne waa jii nekk ministère de la justice attanul ministère de la justice te taxaweewu taxawaalu liñ koy reproché mooy bi mu ñëwee dafa fekk ña fi newoon togg lépp ñu war ko yàq mu tële yàqale tëlewu ko sax da koo bañ a yàq bañu ko sax dafa bëgg jël suuf ci bu def ko ci yàq bi ba xam ne ñun la ñu liggéeyoon yëpp duñ koy ñeex te ñun nag loolu duñ ko nangu justice buy dox ce sont les ouvriers de la justice ñoo koy doxal mën nga tudd ma Samba mën nga tudd ma Demba mais ñun bu ñu grévé ñëpp a koy yëg li ñuy xuloo suñu biir yëpp il nous trouvera debout comme un seul homme te nañu xeex ak moom te liy metti ci côté lay jóge on met le président de la République le gouvernement et le peuple sénégalais devant ses responsabilités ministère de la justice doxatul. ubbi nañu ci altine gi ca tribunal correctionnel bu Paris àtteeb Lamine Diack moom mi fi nekkoon njiitum athlétisme mondial ñu ngi koy àttee ci wàllum corruption ci lu ñu jàpp ni dafa protéger ay athlètes russes yoo xamante ni dañu doppe waaye it teg ci wàllum mbirum détournement d'argent ginnaaw ñeenti at yu ñu amlee ay enquête doomam bii di Pape Massata Diack ak yeneen ñeenti nit lim nañ leen ci boobee mbir. ñu des ci boobee mbir ndax Horizon Sans Frontières tàmbali na ci alxames gi ab pétition boo xamante ni dañ siy sàkku ñu bàyyi kii di Lamine Diack ginnaaw juróomi téeméer ci ay nit yu ko xaatim ONG bi bëgg na jébbal kàddoom waa Nations Unies waa Cour européenne des droits de l'homme ak waa Union européenne ñu teewlu ci kii di Boubacar Seye di président bu Horizon. pratiquement 5 ans damay wax ni mu ngi vivre un séjour forcé en France ñun nag bi presse bi commencé pratiquement. Nous avons vu un Lamine Diack malade et affaibli par l'âge moo tax Horizon Sans Frontières jóg nii lu ñu d'accord ñu toroxal ko parce que mag la moo tax tey ñu ngi presque ci juróomi téeméeri signature ñu comptons sur une mobilisation transnationale damay wax sax une mobilisation africaine pour que kenn du ko toroxal tey justice française bi nga xam ni tey damay wax ni c'est une justice à 2 vitesses bàyyi ko dellu ci Sénégal vivre sa retraite pour mën a noppaliku parce que sonn na te mag la li ma bëgg nit ñi xam nag réew yu mel ni réewu France du ñu mus a d'accord benn yoon notoriété nit ku ñuul moo tax nañu moytundiku information yi nga xam ni waa France ñoo koy bind ci Lamine Diack parce que yu ci bëri c'est des informations biaisées ñun nag ñoo mën a défendre Lamine Diack doomu Sénégal la c'est une personnalité africaine Sénégal moo ko war a njëkk a défendre moo tax ñu ñaan peuple sénégalais l'état du Sénégal bi nga xam ne tey waroon na yónni un avocat pour ñu défendre ko parce que tey su état daful dara rek donc le procès va aboutir sur une condamnation loolu baaxul te séjour am dafay gën a yàgg. fii la ñuy ndarkeet yi gënoon a am solo benn ci ayu bés fii ci Sud FM seen rajo dig daje dibéer bi di ñëw. Khady Sène. xibaar yi ñu leen di jaajëfal mi nekkoon ñu yendoo jàmm.